Midi Culture. Ndakaaru xëyewaat taw bu bëri bi sax nekk kon ñaareelu taw bu ñu fi nemmeeku taxit dëkk bi soppiwaat xar kanam dembeek dikk bi tàmbalee daal di tàggatémbe ñu bëri ci askan wi tamit di ñaawlu ñuy ubbi seeni foos saa su tàmbalee taw ñaamoon dëkk la bu nekk ca Bignona askan wa fa yeewoo kon ñoom la leen ëlëm tax ñu koy doon naqarlu moo di seen jur ga ñuy dëkkee di ko sàcc drogue bu takku bi ñuy nemmeeku kon ci biir réew meek ni mu fiy dugg si jamono ji loolee kon moo tax askan wi di woo ñi le di njiit yi ñu xoolaat seen taxawaay dinañ waxtaane itam Amath Dansokho ci bile jotaayub xibaar li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon xuus jàll di album bu bees bu Moses di ab artiste rappeur bu fekk baax ca Bawol fésal cérémonie dédicace bu Mazib Sène bi mu nara amal kon ngoonuk tey mu duppee ko sax Youssou Ndour le génie éternel nataal bi gan gi ak li yëglekaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior Mbodj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu auditeur yu King FM. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak taw yu takk yu mu xëyee suba ak tey ci diwaanu Ndakaaru. ca fajar ba tey la taa di tàmbali boobu lekk taw nag daanaka jural lu bari askan wi jafe-jafe ci seen wàllu dem ak dikk gox yi ca bari sax dund ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum assainissement goo xamante ne si daanaka tax na ba ñu nekk ci ak guuta ñoom ñilee mi ngi noonu kon dañuy daal di des ci mbir moomee ba tey ñu bëri ci askan wi nag la ñuy naqarlu moo di saa su tawee rek ñuy ubbi seen ay foos. loolee nag ci Ndakaaru ko banlieue am fa la ëppee saa yu tawee rek ñu daal di raaxaloog ndoxum taw ma ubbi seen i foos sotti ko ca kenn du ca mën a jàll mu nekk nag jafe-jafe ju nga xam ni amul kenn ku ko rafetlu ba tax na daal askan wi ànd nañ ko ñaawlu leneen it mooy chauffeur yeeg seenug doxalin léeg-léeg bu tawee daal ak seen oto ba ñuy accéléré ci kaw nit ñi ndox may dal ci seenu kaw nekk na lu ñu rafetluwul seen gis-gis ñu ngi ko dénk Ndeye Mati Dieng. na taw muy bëri nga yor sa oto ay nit ñuy dox nga tisal leen loolu noonu la baat àq la te doo si rendre compte xam nga mais taw bi moom vraiment dañuy ñaan yàlla muy taw mais bu tawewaat dina bëri ay conséquences parce que suñu canalisation yi nii waat gis nga gars yi entretien bu si war nekkul dañ koy toppatoo normal parce que bu nekkoon dañuy bàyyi chaque année xëy na nawet bi buy jub si rek comprendre ñu def si lu ñu si war a def gas foos yi nettoyer ba mu set bu tawee xëy na problème bu bëri dina wàññeeku mais boo bàyyee affaire yi salte si parce que ñun ñooy jëlaat mbalit yi di ko si def tabaski jot ñu jël suñuy deru xarak ay tànku xarak lu nekk sànni ko fa est-ce que comprendre mbalit nga jël sa mbalit war ko tuuri doo ko tuuri ji jël ko ñoom sotti ko si canalisation yi comprendre boo demee grand fii même chose fépp foo dem même chose c'est pareil kon dafa am ay choses yoo xam ne xëy na si nit ki la personnel quoi. nit ñi waruñu ci profiter pour ubbi seen foos yi muy baawaan fu nekk ci saawaan danger la ci ñun danger la ci si njaboot gi yëpp loolu moom kenn ànd ci waaw bien que canalisation yeeg yooyu ça fait défaut leen ku nekk xam na waaye nag ubbi foos yi tamit muy circuler foo dem dëgg ndox mu bon wala say doom di patauger ci biir ndox mu bon mi kooku loolu kenn santaane wu. am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy profité si occasion yooyu noonu suy taw souvent ñu daay gën a tijji parce que seen foos yi day fees suy taw dañuy tijji seen foos yi pour mun ko déverser si tali bi yooyu noonu kii en plus ndox boobu mélangé ak ndoxu taw bi non c'est pas normal. mu nekkoon naqaru ñenn ci askan wi jëmale ko ci taw beek Ndakaaru kon ñenn ñi nga xam dañ ciy porox ndollu saa suy taw rek di ubbi seen ay foos ñeneen ñoo xam si tamit ñi ngi dëkke aw naqar mi ngi nekk kon ca Ziguinchor ñoom nag di kon dëkk bu tudd Niamone nekk ca Bignona askan wala leen metti moo di seen jur yanuy dëkke di ko sàcc càccug jur googee sax daanaka nee na ñu njiit ya dañ ca ni tekk tekkaaral defuñu ca benn ka jéego ba tax na daal ñu ni duñu ko seetaan benn yoon taxawal seenu kuréel daal di koy duppee réseau boo xam ni dañuy sàmm lépp loo xam ni moo di seenu moomeel di Niamone nee nañu nag mer ba futu la ñu def ci autorité yi ba tax na daal nee nañu yëf duñu ko seetaan benn yoon dinañ ko yóbbu ba fa mbaxana doone benn dañ ciy déglu suñu naataango ba ñu teewal ca Ziguinchor di Angel Seck. population bi yeewoo ci Niamone mer nañu ba futtu jëmale ko ñi di sàcc seen njur gi lu ëpp juróom fukki nag sàcc nañu leen ko ci diggante daaw ak ren Lamine Biaye membre la ci réseau protecteur du patrimoine de la commune de Niamone. xeex ci lu jëm ci sàcc yi di sàcc suñu jur yi suñu alal du non seulement nag yi kese mais lépp lu jëm ci alal bu ñu am ginaar bokk na ci béy bokk na ci xar bokk na ci nag bokk na ci lu ñu recensé ci nag moo bëre tey boo xoolee ajjuma gi passé la ñu def
def recensement wu juróomi dëkk kese ci fukk ak benn dëkk bi ëmb commune u Niamone ñu gis ni fukk ak juróom benn nit ñoo déclaré que perte nañu lu mot 54 nag at mu ren kese suñu alal bi yëpp dem na suñu waajur yi duñ ñu bàyyil alal ñun du ñu nekk di yar ñeneen di ko jël parce que tey boo xoolee ñun tey suñu banque moom mooy suñu njur googu suñu bakken lañ ci teg ci njur googu. ngay métti lu tamit ñàkk tontu ci seeni plainte yi ñuy déposé contre seeni sàcc. dañoo yaakaar ni yoon am na ci Sénégal donc yoon bu amee ci Sénégal dénk nañu suñu bopp yoon googu bëgg nañu que yoon taxaw utal ñu suñu malfaiteur yooyu waaye buñ ko mënulee ñun mun nañ ko fajal suñu bopp bëgguñu entrager yoonu nguur gi buñ ci ñaxtee tey bu ñu déggulee dara ci nguur gi am nañu beneen taxawaay boo xam ne mun nañ ko fajee suñu bopp. Réseau protecteur des ressources de la commune de Niamone fas na yéen a jëlal boppam xeex bi ci ay loxoom bu ñu sukkandikoo ci yéex bi autorité yi yéex ci doxalee ko ci seen mbir. Angel Seck Ziguinchor King FM. di ko jaajëfal bu baax a baax Mame Angel Seck di sunu ndaw la nu teewal kon foofee ca Ziguinchor midi moo fa jot ba tegal juróomi simili. King FM première radio digitale du Sénégal. dañuy wax kon ci drogue bi nga xam si daanaka mi ngi bëgg a jéggi dayo ci ni muy duggee ci biir réewum Sénégal. loolee sax Serigne Saliou Seck ay bés dong daanaka ñi nga xam ne ñoo di suñu douanier yi teg nañu loxo sinébar gu takku ba tax na daal ñi nga xam ne ñoo di askan wi jamono ji jaaxle la ñu def ne nañu nañ ci jël ay matuwaay ndax lii raam ci ñag bala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a jógee seeni gis-gis ñu ngi ko dénk Ndeye Mati Dieng ci ab micro trottoir. trafic de drogue dafa nekk jamono ji lu doy waar te li ñu découvrir dafay wane rek ni Dakar dafa nekk jamono ji benn plaque tournante internationale te loolu dafa war a interpeller autorités yi parce que le fait que mu nekk plaque tournante c'est une réalité mais on a l'impression que les autorités duñu ci ut ay solutions parce que da ngay gis ñu def benn découverte bu am solo buñ ci paree ñu programmer benn incinération buñ ci paree quelques jours après quelques mois après ñu defaat beneen découverte. ñu concevoir en espace de 3 mois ñu saisir benn nombre boo xamante ne mooy loolu te lépp fu ñu koy jëlee pour lañ koy ça veut dire que trafic bi yàgg na tey doog a feeñ rek léegi nag ñoo war a jël seen responsabilité. c'est vrai que on peut ne pas pallier totalement à ce phénomène là mais quand même ñu am ay actions yoo xam ne dafay montrer clairement que diminuer na mais dañuy gis rek ne suñu force de sécurité yi dañuy def ay exploits di découvrir ñu ngi saluer d'ailleurs seen exploits yooyu mais pour dire qu'en réalité nous sommes en danger. est-ce que tamit ñi nga xam ne ñu ngi leen ciy jàpp est-ce que ñu ngi leen di teg daan yi war li ñu gën a tiital nag mooy par exemple tey bu duggee ci réew mi ñen ñoo fi consommer drogue boobu noonu fan la jëm ñen ñoo koy jënd surtout que drogue doon na loo xam ni xëy na tey xamuñu ci lu bari waaye ñi koy jënd xam nañ ni du ñoo xam ne ay niru dooleel du baadoole yi ñoo koy jënd parce que drogue xaalis moo koy jënd. autorité yi wax nañ ci jël ay mesures sécurité bi également aux frontières xaw na am problème quand même sécurité frontière terrestre frontière aérienne frontière maritime yooyu yëpp lu jara saytuwaat la autorité war nañ ci def focus ñu jéem a xool en réalité naka la ñu gën a mën a sécuriser suñu territoire mën a xam lan mooy dugg mën a xam lan mooy génn bu ko defee ñu gën a mën a sàmm askanu Sénégal. mu nekkoon xalaatum ñenn ci askan wi jëm ci drogue bu bëri bi tàmbalee dugg fii nii ci biir réewum Sénégal ñu wax ci koo xam si tamit def na wala sax wane na boppam bu baax a baax ci taarixu politique gu Sénégal di Amath Dansokho. kenn dootu ko lam-lamee mu nekk nag ci kàngam yi nga xam ni daanaka yàgg nañu ci politique Sénégal bokk ci parti bañ naan PIT nekkoon fi ay parti yu amoon solo ci ay jamono moom mile yàgg féete lool ci kuje gi daanaka nag mboolem élection yoo xam ni jot naa am ci réew mi moom mile fekke na ko moom Amath Dansokho mile ab nataalam ki ñu koy defal mooy Ndeye Mati Dieng. ki ñuy waxtaanee tey ci seen émission 9-11 kenn la ci magu politique sénégalais Amath Dansokho mooy turam le 13 janvier 1937 la gane ci àddina nekkoon na fi secrétaire général bu parti bi di PIT parti de l'indépendance et du travail jot naa nekk itamit ministre de l'urbanisme et du logement atum 1991 ba 1995 mairie bu Kédougou tamit mës na koo jiite 2012 nag ba léegi conseiller spécial du président du Sénégal également président honoraire ci parti bi di PIT. Je suis un militant qui a son rang dans le parti PIT mais comme chez nous, le parti n'appartient pas à son dirigeant, mais c'est une organisation d'hommes libres en quête de plus de liberté. Dans notre parti, il n'y a pas de chef. Amath Dansokho nekkoon na fi ci parti de l'indépendance de l'Afrique 1957 ba 1959 laata muy dem biti réew toog fa ab diir 1960 ba 1977 1983 la ñu ko njëkk tànn ngir mu doon candidat bu PIT ca Assemblée nationale gannaaw ga bi Seydou Sissoko génnee àddina Amath Dansokho wuutu ko ci secrétaire
secrétariat général bu parti bi di PIT 1988 ñu réélire ko ca assemblée nationale en tant que candidat bu parti de l'indépendance et du travail. Je n'ai jamais été candidat à un poste de responsabilité dans mon parti. M'a toujours désigné. Maître Abdoulaye Wade nag moo ko fi faloon ministre de l'urbanisme et du travail gannaaw ba mu ko jàppalee ci élection 2000 yi at di dem seen diggante di ñagas ba ñu mujjee tàqalikoo Amath Dansokho dem bokk ci opposition bi ñu teg ci diir mu lëkkaloo ak Macky Sall ngir tekki ndombal tànk ki fi doonoon président ci yooyee jamono di Maître Abdoulaye Wade. Malgré leur défaite, on n'a jamais entendu un quelconque dirigeant du PDS dire qu'il a renoncé à leurs ambitions de rester au pouvoir pour 50 ans. Il ne faut jamais oublier qu'ils ont un trésor de guerre que personne n'a jamais eu en Afrique. 2012. Macky Sall gagné élection présidentielle yi fal Amath Dansokho conseiller spécial du président boobee ba suñ jon yàllay tey nag donte sax mag la yokk ci yaram bi jagadi xanaa lu ni mel sax moo tax ba jamono yi ak yëngu-yëngu yi am ci géew politique yëpp kenn déggu ci Amath Dansokho. Amath Dansokho ñu ko doon waxtaanee kon ci 9-11 ñu leen ko doon digtalaat ak Ndeye Mati Dieng di ko jaajëfal bu baax a baax Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur naka noonu internet yu King FM. xibaaru bitim réew soxna Kumba Ba dañu koy doore ci réewum Soudan mu mel ni que nag daal di nañu rek sampub laaj ñan fukk ak benn membre ñoo fas yéene jiite conseil souverain ba. muy membre yi fas yéene doxal kon conseil souverain bi war a superviser li nga xam ne mooy période de transition ba foofee ca Soudan ñoom ñëpp nag prêté nañu serment démb ci àllarba ji maanaam waat nañu ci kanamu askan wa ca ngoon sa lañ ko def foofee ca Khartoum ñoom nag fukk lañ ak benn juróom ñi di ay militaire juróom benn ya kon ñoom ñooy ay civil niñ ko déggoowee woon ci accord yi ñu xaatimoon diggante régime bu militaire ya ak te leader yi nga xam ne ñoo jiite contestation ba di civil ya muy guleet kon dëkk ba da gannaaw coup d'état bi nga xam ne amoon na ci jamonoy Omar El Bachir ca atum 1989 guleet kon dëkk ba toog te militaire yi contrôlé wuñu lépp kon ci militaire yi nga xam ne tabb nañ leen ñoom juróom nag seen kanam beesul ci kanamu askan wa ndax daanaka ñoom ñëpp bokkoon nañu ci gouvernement bu Omar El Bachir. ñu daal di dem ci réewum Algérie juróom benn weer gannaaw ba ñuy amal ay rek manifester fi mu ne nii nag la ñuy fas yéene def moo di ak taxaw seetlu. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2019 lañ ko tàmbali woon ñoom algérien ya di wàcc ci kaw taliba di manifester foofee ca Alger waaye donte ne manifestation yooyu du benn boo xam ne amoon nañ ci autorisation juróom benn weer ginnaaw bi nga xam ne kon foofu ñu ngi fa doon amal ay yëngu-yëngu yu bari ñoom daal tey nee nañu dañuy toog def bilan waaye nee nañu nag wanewuñu benn yoon ne ñoom dañoo sonn ci xeex bi waaye dañoo jàkkaarloo ak nguur goo xam ne dañoo bari doole naqare daaneel waaye daal jàpp na ni li nga xam ne mooy ndam te ñoom ñu am ko bu njëkk ñoom algérien ya mooy démission maanaam ki tekkil ndombal tànkam ñaari fan ci weeru avril atum 2019 moom ma fa nekkoon jiitu réew di président Abdel Aziz Bouteflika mi nekkoon ca nguur ga ñaar fukki at ba pare bëggoon nag am juróomeelu mandat ba loolu sax joor moom moo taaloon dëkk ba. ci Afrique du Sud moom njaayum ngànnaay ga nga xam ne dañ ko fa doon wax amaloon nañ ci l'enquête la tukkee ca l'enquête ba nag ba nu ko fësalee ba yóbbu ko ci wàllu yoon dañ koo neenal. kon benn tribunal boo xam ne mu ngi foofu ci Afrique du Sud moom moo annulé démb kon ci àllarba ji conclusion yi ñeel bi la enquête nga xam ne dañu ne dafa raxas deru ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokkoon ca gouvernement ba te ñu tuddoon leen ci mbir mi dañ leen doon toppee nag mooy njaayum ngànnaay ki nga xam ne sax moo fa nekkoon njiitu réew di Jacob Zuma moom tuddoon nañ ko fa ndax nee nañ loxoom da cee taxoon bu baax waaye enquête ba dañ koo amal ci diiru ñeenti at muy scandale boo xam ne mu ngi soxal ay koppar yu bëri di ay milliards ci koppar yi dollar waaye conclusion ya ci atum 2016 lañ ko defoon ci conclusion nag joo dañu xamle ni amul benn corruption di guerre wala xeetu fraude boo xam ne am na ca looloo waral ba démb ca Pretoria tribunal ba daal di wax ne kon bii la enquête baaxul ndax dafa am ay erreur yu bëri di ay njuumte ci wàllu yoon yuñ ko def ndax nee nañu enquête bi ñi nga xam ne ñoom ñooy témoins yi li ñu joxe woon di ay déclaration daal kenn defu ci ay vérification ba xam naka la demee joo kon tey fii la ñuy taxaw ci xibaar yi ñeel biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports.
xibaaru tàggat yaram mi Papa Ma Jaxate Sarr la ñu ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. ñi ngi lay fay Papa Ma Jaxate Sarr wàllu tàggat yaram dañu koy doore ak coupe du monde ñeel basket ci góor ñi am ca réewum Chine maître Babacar Ndiaye bu fédération sénégalaise moom daal dina indi ak leeral ci coow li nga xam ni ñi ngi ci doon amal. ñu ngi ci doon amal ci wàllum prime yi mu xamle ne gaynde yu Sénégal yu basket yi mosuñoo am ay jafe-jafe rek ngir ñu fay leen seen ak prime moom njiital fédération sénégalaise bu basketball daal di indi yooyu la leeral démb ginnaaw ba nuy wax ne rek capitaine bi di Maurice Ndour ak Amady Ndiaye danoo gedd ngir rek lanu leen fayul seen i koppar ñu teewlay kàddu maître Babacar Ndiaye. ku nekk jot nga juróomi million prime de participation maintenant xam nga am na ñu ñëw fii ñu nga xam ne ni joué wuñu woon qualification ñooñu amuñ droit prime de qualification par exemple am na ay boy yu bees mais prime de qualification mooy la liste des joueurs yu joué woon les fenêtres donc ñooñu dinañ ku nekk da nga jot sa wàll incha allah prime de participation dafa am règle mooy tant que compétition bi commencé gul am mën nañ ko fay parce que loolu mooy règle parce que aujourd'hui ba léegi ñu ngi si dans la phase de préparation parce que dañuy dem Chine mais dañuy dem Chine pour participer à un tournoi ñu invité ay matchs amicaux de préparation entraîneur bi moom moo d'accord rek génne 12 joueurs mais ba léegi mënoon nañ fi nekk entre 14 ak 15 joueurs est-ce que boobaa mën nga fay prime de participation regroupement moom du ñàkk ay yenn problème léeg-léeg mais woote nañ réunion suñ biir waxtaan ku nekk wax sa xalaat ku nekk wax sa morom dëgg ñu pare joxante loxo après dem parce que Sénégal rek moo ñu ñor Sénégal moo ñu intéressé. mu ngoog mu nekkoon ay kàddu ko maître Babacar Ndiaye di njiital fédération Sénégal bu basketball ñoom gaynde yi sax bàyyee ko nanu fi Ndakaaru ni kii démb dem ci réewum Chine ngir war fa rek bokk ci jongante yu coupe du monde yi nga xam ne war na fa am ci wàllum basket lu ko daleek fanweeri fan ak benn ci weeru août fàttali ne Sénégal ci groupe H bi la daal di nekk bokk ak Lituanie Canada ak Australie. ñu wax ci Jeux africains yi am ca Maroc Sénégal démb moom daal dina dóor Ghana benn bal ci dara. ci wàllum football la ginnaaw rek ba nu amee ak tembo ci seen jongante bu njëkk seen diggan ak Mali ci groupe B bi démb gaynde yu ndaw yi dañoo rek daal di defar seen taxawaay daal di daan équipe bu Ghana benn bal